après 2014 maa ngi sama mbooloo mii toog liggéeyatuñu ndax dañu amatuloon benn considération di suñu bopp ci dara ñu toog su téye suñu njàmbur sama goro bii nga xam ne sama doom la maa ngi yaayam ñu bokk ndey ak baay ñëw ba indil ma Papa Ndiaye di sama doom ndey yande ko jur ak Sidi ñu ñoo bokk dëkk ndey yande di sama mag comme Ablaye Dieye mi may Ndiaye ko jur ak Baye Dieye Fatou Bintou mii toog Cheikh Saad bu Dieye ak Moussa Cheikh Saad bu Dieye ak Aline Fall ñoo bokk benn ndey bokk ak papa kii benn baay lii lan la dafa kuttu bokk ak kii bokk moom benn baay waa lan moo coupé lii waxal rek ñu ngi lay jël moo tax yaa ngi dégg bokk ak moom benn baay ah ñu toog di ministre déggul dara ah dafa coupé groupe sunu sapap sunu nijaay la ñun say doomu bàjjen lañu ñun setu jëleen bi lañu ak lamanu mbaaw bi sunu maam santas jëleen ak sarata jëleen njaayee sunu maam ñoo gàddaaye wolon Jolof wàcc néegu mbaaw yi ànd ak seen jigéen bu ñu naan lobe jëleen lamanu mbaaw bi gis ko na ko may ma lobe jëleen mu ne ko amuloo canam lingeer la day dellu jolof lay sëy mu ne ko fab leen seen fasu naaru góor ànd ak seen i jaam di adaw ci àll mbaaw fi ngeen om piquet ñu may ko lobe jëleen mu am ci waasu ngóone ma ca njeng am fa la daara Seck am fa buguma Seck am fa Kumba Sala Seck am fa Alassane Seck Amadou Seck am Faat Seck mu di xaw ma mais bu dee wàllu développement ba mu ci woy dinaa ci ñëw bu forcé ma dugg ci te dama ciy dem ba jeex incha allahu rabbi te dinaa ci dem ba jeex ndax ni Abdoulaye Dieye di jàppale Macky Sall ak Aliou Ngouille Ndiaye yow ma mu toog noonu laa fas yéene jàppale la ànd ak yow ak Macky Sall ba premier tour fii ci Salamine incha allahu rabbi ñun jigéenu Siggi jot na nag ñu ñëpp ay mànkoo ndax jigéen ñaa ngi ni ñoom ñëpp ku ci nekk fajar ngay xëy di guddee wàcc incha allahu rabbi ñu ngi si ginnaaw monsieur le ministre yal na la yàlla taxaw yal na lépp àgg ci barki Seydina Mohamed ñu ngi sa ginnaaw. monsieur le ministre li ngay laaj boo ma ko laajee dinaa la ci sawar tontu Siggi jot na ak jigéenu si Salamine. financé sunu kees gi di liggéey di dugal sunu dërëm di dugal sunu ñaar dërëm ak sunu ñetti dërëm tey lu ñu am sunu kees gi kuñ ko waxoon ne danga naan lii du xaalis bu ñu takkale lii ñu mu jéem rajo ñoo ko moom mais sunu kànn yi ëpp na 158 personnes ëpp na loolu avec bi maanaam ku am téeméer da ngay dugal ku am 1000 francs da ngay dugal ku am 2000 da ngay dugal lu waaye am da nga koy dugal tey moo lu jural lu ne kees gi amul tur tuddul Fat Bintou tuddul Yaaya Diop tuddul Khady Gassama keesu Fat Bintou tudd ak jigéenu Siggi jot na ñu ñëw liggéey sunu kees gi ak ñii di xëy ak di guddee wàcc voilà ñu fas yéene topp sa ginnaaw jàppale la membre yi mën na 158 personnes ak liiralien yi calculé ma ko 150 personnes ñu ngi ak moom ak liiralien yi te incha allahu rabbi ñu ngi sa ginnaaw fas yéene la jàppale ak jigéenu Siggi jot na ñu wax maax yow ba moo dakan maax yow ba premier tour incha allahu rabbi incha allahu rabbi di jégalu d'abord ci heure bi ñu fi ñëw parce que foog naa ne toogoon ngeen plus tôt tey nag dañu jàppoon ñëw nuy soxna Yaaya Diop mi di suñu mbokk fekk ko ci këram waxtaan ak moom waaye dafa mel ni da ngeen ko bëgg a soppali meeting te loolu taxuñu woon a jóg waaye kontaan nañ lool ci li ñu fi fekk di regretter ñi nga xam ne ñi jot nañ ñëw di ñu fi xaar ba dem te ñëwuñu dégg nañu kàddu yi fi jib yëpp te
nangu nañ ànd ak yéen jàppale leen parce que yéen dafa mel ni rek da ngeen a meroon daal di toog jàpp seen njàmbur waaye ba ngeen meree it demu leen fenn yéen a ngi toog di xaar kon yaakaar nañ ne suñ ñëw bii dina tax ngeen dellu si liggéey ak ñi nga xam ne ñii ñoo fi nekk di jàpp ci liggéey bi président di def ci Thiès ngeen fare fii ngeen fare te yéen a ko wax léegi importance bi nga xam ne bii Cité Lamy am na ko ci Thiès muy loo xam ne lii xam nañ ko parce que man yàgg naa ñëw Cité Lamy ndax Masou Diakhaté mii ma ànd rek yaakaar naa ne xàmme ngeen ko ndax sama bàjjen moo ko jur fii la nekk Cité Lamy fii la nekkoon Cité Lamy ba yàlla moom ko mook borom këram yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko muy Vieux Seyni Diakhaté kon ñu kontaan lool ci li ñu fi fekk di leen encourager di leen wax ne dañ leen jàppale ñëw it fekk fi siggi jot na ak jigéenu Cité Lamy maa ngi doon wax léegi jéey naa nag leen di rek boole leen ci mouvement benn yoon gannaaw siggi jot na nga tudd comme ça ñoom ñu nekk benn démembrement ci sa mouvement lii tamit lu ñu rafetlu la parce que bokk na tey ci liy jàppale jigéen ñi ci liggéey te kenn ku ne xam na ne ñoom ku leen jàppale jàppale nga borom kër yi ndaxte ñooy kër yi lii tamit bu neex yàlla danañ ci jàppale gën leen a renforcer te danañ seetaat également yeneen moyens yoo xam ne dañ leen ci gën a renforcer pour que lii ngeen def jëmale seen yéen d'abord kanam jëmale seen njaboot yi kanam muy loo xam ne la également danañ ci sawar comme li ma koy faral di waxee pour plusieurs raisons parce que nag dañoo jàpp ne dafa am loo xam ne lii boole nañu ak Thiès gannaaw bi nga xamee ne bii jàng nañ fii ci dëkk bi yàlla defit également ñu am soxna mu dëkk fii Thiès nekk seen mbokk kon loolu aussi benn bu ci nekk raison la moo tax bi nga xamee ne bii yëngatu bari na ma ne ko il faut nga dem Thiès ci say mbokk c'est vrai que waa Jolof nangoon nan la waaye nga dem ci say mbokk nga yëngatu foofu ñoom aussi nga jàppal leen ci li nga xam ne lii peut-être yàlla dénk na la ko mu commencé ci ay tànk yaakaar naa ne dana gën a bari ay tànk fii liggéey ak yéen liggéey ak ñi nga xam ne ñi ñoo ngi fi nekk ñoom Dieye ñoom Mamadou Ngom ak ñëpp ñi fi nekk te ñu ànd ak waa parti bi parce que waa APR kenn ku ne xam na ne tamit même bu fekkente ne boobu léegi gagné guñu Thiès élection bu ci nekk bu ne ñi ngi améliorer seen score waaye loolu nag loolu lépp moom élection moo démocratie moo am bés bu werte jotee rek kenn ku yàlla nam na da ngay am ndam moom ngay am ndam waaye du tere kenn ku nekk yaa ngi am sa ngor bokk fi nga bokk jàpp li nga jàpp te jarul xasante jarul ngaayoo kon ñu ngi rafetlu lool jataay bi du ñàkk tey moom prise de contact rek la woon ak yéen parce que bii mooy sama jataay bu njëkk ak yéen waaye dinañ amaat yeneen rencontre yoo xam ni man lay doon directement. succès bu rëy monsieur le ministre de l'intérieur chargé des élections li ñëpp di wax dinaa rombaat point boobu jàll ci beneen Macky Sall nee na yow la ak quel que soit xeer yi ñu la sànni nee nañu yow la Macky Sall yow la wóolu yow la teg ci wetam te man xam nga lan laa gis sama gis-gisu élection xam nga lu ma gis nee nañu constitution mayul kenn troisième mandat Macky Sall bu pare ñëpp nee nañu yow la tàccu leen ci kaw. Il est petit de taille mais macha allah duma egg fa ca des je touche du bois macha allah monsieur le ministre man dama jàng élection jàng lii ñëw ci kanam ma xool bu baax ma xam ne yow tey jii le futur président est là. monsieur le ministre doo jàpp loo doo xalaat loo dul def waxuma sax wax de doo xalaat loo dul def doo dox fu dara newul. doo dox fu leerul li tax ba ñëpp di wax monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye te terewul ñu ngi téye ba mu dëgër Macky Sall lu ñu mënti wax mun la kaay toog sama wet yow laa wóolu yow laa jox lu ne
ministre bu toll ni yow mii sa degré bi nga toll nga ñëwal ñu fii jàkkaarloog ñun kon nga xam ne yow tuuti woo mais ñun tamit tuuti wuñu kontaan nañ ci yow trop 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 sax macha allah ak fu ñu mënti jóge waxoon naa la ne am na ay ñeneen ñu nekk suñu ginnaaw ak ñu nekk suñu wet dañ ñu doon wax ne dem leen ngeen indi ba ñu gis kenn mësul woon gëm ne lii dina mës a am ñu koy dox di ko dox di ko dox di ko dox ba tey nga ñëw ci suñuy tànk lépp lu ñu waxoon mu nekk kon lépp ci yow la parce que loo wax def ko loo mbébét def ko nga jàppale ñu ñun tamit rusloo wuñoo benn yoon tey nga ñëwal ñu fii tey Grand Thiès am na ñu wax ba pare nee nañu Grand Thiès li gën a tàng ci Grand Thiès xam nga ko yow li gën a metti ci Thiès xam nga ko li ñuy wax ne am na fi benn saay-saay bu ñu war a sotti ndox mu sedd dafa war a dee lépp a ngi ci biir Thiès kon nga xam ne fii lu tàng la te ñun daanaka ñoo moom Thiès moom Grand Thiès te ñun ñooy këru Thiès fii ñu toog te yow li tax ngay jàpp doo bàyyi te da ngay jëf di def ah laay gor nga jàkkaar lool te gor nga seet si yow ma jàkkaarloog su fi may ma jami tuuti may ma jami yow nee nga jami mii bilaay Linguère mokk na nga xam naa ne Linguère moom fu ñu tourné dañ naan monsieur Aly Ngouille Ndiaye mokkal nga foofu te yow won nga monsieur Macky Sall ne Linguère mokk na yow moom amatul lu ñu fay werante mais fii yaa ngi dox ci gox yépp di jàppale Macky Sall ci rukk yi Macky Sall na xam ne yow yaa ngi liggéey fépp dans le Sénégal toogoo rek ci sa rukk bu file ndax foofu mokk na ba pare mais fii bu soobee yàlla waxuma fépp de parce que yàlla du daj ñun mënuñoo dajal lépp mais yow sa mbébét yi nga am sa mbébét yi nga am sa jëf yi ngay def xamal ne yow soo amul 100% 90% dee na te yow la yaa ko liggéey man li tax ma kontaan dama ne suñu yàlla mayee gudd fan ak fekke te tal premier ministre le président futur président buy toogaat jarul ngay ñëwaat ñun am nañ la ba pare ñëw nga benn yoon jeex na suñ la falee bis dañ naan ministre monsieur le président ñëwoon na fi toogoon na fi jàkkaarloo nañoo moom xam nañu li des ak ñun moo koy doxal li fu développement nag yow dootuma ci waxaat ak yow xam nga li la war xam nga li nga war a def xam nga li nga war a jëf lépp ñu ngi koy xaar ci mbooloo mi asalaamaaleykum ci turu monsieur le ministre mi ngi nuyuwaat mbooloo mi yépp di leen dalal di leen kontaan ci teertu bi ngeen ko teeru ak accueil bi ngeen ko accueillir nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi nag boroom kër gi di seen goro ndax Sophie rakkam la nee na seen ñaari wéyjur muy papaam ak papa yi Sophie ñoo daan ànd musuñoo tàqaliku nee na bi papaam nekkee meeru Linguère moom papay Sophie nekk na adjoint nee kon relation yi moom ak Sophie dañoo juddu fekk ko fii nee na ay magu Sophie sax la gënoon a xam nee na Sophie gënoon a xamante ak ay rakkam nee na moo tax mu sawaroon lool ci dalal Sophie Ndakaaru nee na waxoon ko itam dina ñëw ba Thiès seet si ko nee na seet si la yaag sa mbootaay ak groupement yeeg avec yi nga àndal yépp nee na nag booba moo Virginie mais di séeréer boo xam ne macha allah dégg wolof lool ñu àndoon nee na bi ñu ñëwee ñu waxoon monsieur le ministre ni dinañ ko dalal nee na dina waxtaan ak monsieur madame le ministre de la femme bu campagne jotee góor ñi nag di tàngal di defar reer nag ndax jigéen ñi nag tabarkalla macha allah ku ne xam na seen jàmbaar ñoom nag ñooy fees meeting yi ñooy gën a présente ci meeting yi ngeen tàccuwaat seen bopp bu baax a baax. nee te bu heure bi jotee su ngeen bëggee bàyyi mobilisation yi di bëgg a dem di tàngali reer rek day xaw a causer problème.
nee na kon jigéen ñi ngeen commencé revendiquer nag na góor ñi di tàngal di dekkali di defar reer yi nag en période de campagne dina ko wax monsieur de la femme. monsieur le ministre nee na nag kontaan na lool nag ci dalal bi ak accueil bi ngeen ko defal. nee na également mu kontaan loolu fekk fi beneen mbootaay bi présenté wu. nee na kontaan na tamit ci discours ak wax bi nga xamante moom la jeunesse bi wax. nee na daanaka nag moom indiwu leen APR parce que fi ngeen nekkoon. ndax kenn wéranteelwul yi da ngeen ci doon liggéey. nee na ngeen ànd ak seen leader. nee na mu génn. ngeen ni duñu yóbbaale. nee na loolu am ngeen ki sañ-sañ. ndaxte nag gis-gis ba ngeen amoon ca njëlbeen ba ànd ak président Macky Sall. nee na gis-gis boobu nag moo fi nekk ba léegi. nee kon ñëwul pour démarcher leen. ndax ci loolu nga leen fekk mooy ngeen di accompagner le président Macky Sall. nee dafa ñëw rek. ñëw pour xam leen ni lii ngeen di def. nee na lu mu ci mën a jàpp dina ci jàpp mu gën a dëgër. nee na Thiès nag. nee na am na ñuy jàpp sax ni bataille dina fi am. ndax bari na leader yu fi nekk. waaye dafa mel ni nag waa Thiès nag yewwi nañu nag ñu ngi xuppi seeni bët bu baax a baax a baax a baax. nee na moo taxit yaakaar na kon élection yi ñëw macha allah jàmm rek moo fi am. nee na jàmm rek nag moo fi am. ndax lii ñu dëgmal. c'est vrai kenn ku ne am na sañ-sañu ne lii laa bëgg a def. nee dëgg la kenn ku ne am nga sañ-sañu lii laa bëgg a def. waaye nag. nee day faral di wax. nee fii kenn ku ci ne. nee na ñam nañu la nga man. nee na ñii fi wax ñëpp kenn ku ne wane nga la nga man. nee na wane nga la nga man wane nga li nga xamante ne moom fa la sa doole yam ak sa mën-mën. nee tey nag day faral di wax ne Dakar nag tabarkàlla macha allah du saf ñaari yoon. am na ñoo xam ne gisoon nañ leen fi. nee na am na ñoo xamante ne ci ñiy wax gisoon nañ leen fi. gis nañ lu ñu def. am na ki nga xam ne kii mi ngi fii def. nee na am na koo xam ne mi ngi fii di def. kon xool leen li mu def ngeen comparé. nee na ngeen def comparaison rek xool kii fi ne lii mu def ak lii mu nu wan ak ña fi nekkoon la ñu def ak la mu wan kan ngeen xaw a àndal nag. bu ñu ko defee rek. nee na loolu bu ngeen ko defee rek. tànn dana gën a mën a. nee kon nag tànn day yomb. waaye lu am solo rek. waaye nag li am solo. mooy kenn ku ci nekk tànn ak teyu bakkanam. nee na kenn ku ne nag a tànn ak sa teyu bakkan. ñu ngi waaj a jëm élection coow li bari na. nee na ñu ngi waaj a jëm ci ay élection coow li ak wax ci bari na. dégg naa ne Thiès fu nekk ñu ngi fay laaj carte d'identité pour parrainage. nee na dégg na ni Thiès fu ne ñu ngi fay laaj carte d'identité pour ay parrainage. bu leen jox kenn seen carte. nee na bu leen jox kenn seen carte d'identité. ku leen bëgg signaloo parrainage. nee na ku leen bëgg a signaloo parrainage. na ñëw signal leen na ñëw jox leen këyit ngeen signal. nee na na ñëw jox leen këyit ngeen signal ko. waaye photocopie moom. waaye photocopie bu ko kenn. bu ko kenn def. ndax ku joxe sa photocopie. ndax ku joxe sa photocopie. ëllëg lu la ci fekk. ëllëg lu la ca fekk. yaa yaa ko teg sa ko teg sa bopp. loolu bëgg naa ngeen yeewu. nee na kon monsieur le ministre nee na loolu bëgg na yéen ñëpp ngeen yeewu ci. parrainage bi tàmbali ko. nee na parrainage bi tàmbaleegul. ndax buy tàmbali. ndax buy tàmbali. kenn ku ci nekk ku bëgg a dem ku la parrain da nga yóbbu këyit jox. nee na kenn ku ci ne boo bëggee ku la parrainer da ngay yóbbu këyit jox ko. ndax li nga xam ne lii mooy dogal bi tax parrainage bi tàmbali. nee li nga xam ne mooy tax dogalal bi tax parrainage bi tàmbali. arrêté boo xam ne bii man maa ko war a signé. nee na arrêté la boo xam ne moom mii moo ko war a signé. te fii may wax ak yéen gisaguma sax brouillon. nee te moom ba fii muy waxee ak ñun brouillon arrêté boobu sax gisagu ko. man nag ngeen tey ci. nee kon na ci ñëpp tey. waaye bu yëgsee rek. nee incha allah bu yegsee rek. kenn ku nekk ci sa xel dal. nee na kenn ku ne ci ñun lépp loo xamante ne moo dal sa xel nga def ko. gannaaw loolu nag. gannaaw loolu nag. ah ñëw bii ma ñëw fii. nee na ñëw bi mu ñëw fii. ànd feeg waa Thiès. ànd fi ak waa Thiès.
nee na mooy ñoom Ablaye Dieye président mouvement Siggi jot na. nee na ñoom Ousseynou Diouf ak jigéen ñi mu àndal ñëpp ñoom Mati Ndiaye Diène ak ñoom Astou Ndoye ñoom Adja Seynabou Mar ak ñi mu fi fekk ñëpp. nee na ànd ak staff technique am bii. nee na nga xam ne ñoom ngeen doon liggéeyee loolu. nee na bu yeboon nag waa Thiès tàmbalee na miin. ndax bari na liggéey bu ñu war a def Thiès. ànd nag tabarkàlla macha allah la grande dame madame Ndiaye Guèye Wilane ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax muy ku jàppale borom këram ku koy taxawu kuy liggéeyee ci Thiès te ñun ñëpp ñu teg ci suñu bët. nee na moom mii nag bu dëkk Thiès. nee kon loolu lépp nag. nee na benn bu ci nekk ci yooyu yi mu lim. nee na war naa mën a tax nag mu mën a ñëw nag Thiès gii nag di nemmeeku ko ñun. nee na mën na fi ñëw nag en tant que ministre de l'intérieur. ndax mu mën a xam nag. jafe-jafe yi ngeen am. nee nit ki bu fekkee ni da nga ko bëgg a saafaraal ay jàngaroom régleel ko ay problème am. nee da ngaa war a dem ba ci moom xam lan mooy ay jafe-jafeem. nee na soo xamee ay jafe-jafeem. def ci li nga mën. nee na en fonction du pouvoir yi nga am. nee na pouvoir ak sens boo ko mën a jëlee rek. nee na loolu mooy seen warugar. nee na mooy li leen war ci jigéen ñi. nee na mooy aussi itam li leen war ci ndaw yi. ndaxte ndaw yi nag. ñooy avenir u réew mi. nee na xale yi fi wax. nee na bi muy toll ci seeni at. nee na moo ngi doon Thiès gii di jàng. nee na boobaag léegi rek mi ngi bëgg a yàgg. waaye mel na nag dëkk bii li ci soppeeku bariwul de. nee na 83 ba léegi. nee na ba 88 mi ngi woon Thiès. nee na di ñëw ci dëkk bi. nee na bari fii xarit xam li fi xew lu bari nag. nee tabarkàlla macha allah kon bu ko fi réer amul fu ne miin na ko. waaye nee na fa mu daan jaar. nee na gisu fi lu ko soppi ko lu war a mën a tax bu ñëwee daal di réer. nee kon nag. am nañu yaakaar na. lii nga xam ne lii président sumb na ko. lii nga xam ni moom la président Macky Sall sumb. sumb ko ci réew mi. Thiès am ci wàllam. nee na waa Thiès ngeen am ci seen wàll. parce que yaakaar naa ne dëkk bi ku ko gis xam ne temps yi mi ngi ci chantier. waaye ku xool dëkk bi nag xam ne tabarkalla macha allah Thiès nag mi ngi ci chantier loolu lu wér la ñun ñëpp teg nañ seen bët na ko ñëpp tàcc. loolu nag. nee na loolu nag. ki ko fi def. jar naa jàppale. ndax nag. bu toogaatee. defaat lu raw loolu. nee kon nag. seen tànk yi. tànk nemmeeku la. incha allah dinañ fi ñëwaat. wala ñoo yablewaat fii. ne bëgg naa nag surtout yablewaat fii nag. ngir am ñu wax ak ndaw ñi. comme ni ñu waxee woon ak yéen. comme ni ñu waxee woon ak yéen. ba mën a xam lan mooy seen i. ba mën a xam lan mooy seen i jafe-jafe. ba xam lan lañ ci mën a def. ba xam lan lañ ci mën a def saafara ko. ndax man nag suma approche politique. nee na moom approche politique am. du ñëw rek di baab nit ñi. nee na du ñëw rek di baab di wax nit ñi rek di dem. man damaa bëgg lu may wax lu ne. nee dafa bëgg lu muy wax lu ne. muy lu mu mën. nit ki nag boo xamul dëgg-dëgg lan mooy problème. nee te nit ki nag boo xamul dëgg-dëgg lan mooy problème am. mën naa am doo ko jox solution. mën naa am doo ko jox solution bi ci war. kon bu neexee yàlla. nee kon bu neexee yàlla. peut-être sama gars yi danañ fi dellusiwaat. nee incha allah gars yi dinañ fi dellusiwaat. wala ñii fi nekk wax. wala ñii fi nekk wax ak yéen. gën a jege ndaw yi. gën a jege ndaw yi. parce que apparemment ils sont bien organisés. ndax ni mu gisee mooy ñoom ndaw ñu organisé lañu. am naa yaakaar ne buñ mënta réglé wut lépp it. nee te yaakaar na ne su fekkee ne mënuñoo régler seen mbébét yépp nag. danañ ci ma am lu ci saafara. dinañ ci am lu bari lu ñu saafara. kon loolu rek moo doon kàddu yi. kon monsieur le ministre monsieur le maire nee na loolu moo doonoon kàddu yi mi ngi santaat bu baax jeunesse bi. ñoo ngi jéggalu nag li nga fekk guddee nañ ñëw. nee ñi ngi jéggalu nag ci guddee bi nga xam ne moom la ñu guddee. it soo mosaan dégg turu Aly Ngouille Ndiaye ma ne bari woonoo gise de waaye guy gi ñu ko dàkkantelee de barke ba ca guy ga yal na ca am
ndax guy ku ne xam na ni cëgg la ca la ñuy ràbb ay goj di ca root ku ne xam na ne xob ya moom la ñuy defi laala di ko laaloo cere ju neex ku ne xam na ni bànqaas ba moom la mag ñi daan gor di ko def bu ñu ko lakkee suub ko ci li ñuy daan suub palmaan yi mag ñi daan sol kon guy sànniwuñ ca dara yooyu itam nag ñu nga lay ñaan nag barke ba yàlla def ci guy bu léppam di njëriñ yal na yàlla def lay lépp loo dox yàlla nay njëriñ barke Seydina Muhammad su ko defee bu ñu yeggee nag ba nu war a ñaan nag su ko defee nu di tàllal mag ñi loxo Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa ni yaatu jàkk ji bañ koy samp fii booba mën ngaa compter kër yi ci Cité Lamy tey yaatu na lool ba ay jàkk yu bari na fi ay jumaa yi bari na fi kon nag boo wàccee ci jàkk ji nga xam ne moom moo jëkk ci Cité Lamy ki nga xamante ni ci mooy góor gu baaxoon lool gu teddoon lool liggéey bu rëy ci Thiès rawatina ci Sénégal Baye Alxaaji Njaase Mbay radiyallahu anhu jàkk ji fa la jiit moom la doon jiite ba wuy ju boromam kon boo fi wàccee waa Cité Lamy yëpp nga gane si waa Cité Lamy yëpp nga seet si waa Cité Lamy yëpp nga wàcc su ñoom kon yal na yàlla barkeel la yal na yàlla barkeel sa liggéey mu mel ni jàkka ji nag Serigne Jaxate ba mu fi ñëwee ci jamono yëla waxtaan nañu ak moom mu xool liggéey bi yéegat moom ci kaw mu xool leen sa soxla yëpp mu ne incha allahu nii ngeen ma waxat man ma jël lépp ci sama portable su ma demee ministre dana ko gis lépp tabaarakallahu mu mel ni monsieur le ministre jàkka ji ñoom mag ñii ñoo ko taxawal def ci seen itte def ci seen taxawaay fa tabaarakallahu ba mu mel na mu meloon waaye bañ demee ba jamono gën a yaatu seen doom yi nga xamante ni si ñoo leen jaboote dem ba dëgër ñu ni jël nañu jàkka ji jox teg ci seen loxo ñu daal di waxtaan ñu ni nañu wut commission boo xam ne parce que loo gis day am noo koy jaarale commission boo xam ne ñoom ñooy yor liggéeyu jàkka ji commission boobu bañ ko dajalee ñu boole ñu ak Baye Hadi Mbuub moom mooy président commission bi moom moo nekk ne moom daa tardé nag grand Ahmadou Ba moom di secrétaire commission bi grand Bara Sall moom it di trésorier man ma doon seen ndongo ànd ñoom di liggéey si turu imam Baye Alxaaji Mansour Mbay ndax mag la sa mag dina am yoo xam ne dootu ko man su ko defee man maay ndawam li nga xam ni taxawaay bu mu war a taxaw ñun ñoo ko suy wuutu taxawu ko si turam commission boobu ñoo liggéey jàkka ji ki xamoon jàkka ji léegi nga jaaraat fi di nga xam ne soppiku na ndax seen jaxate mii keroog wax nañu ni yow mii jaar nga si mbedd mii ba tàyyi booba fa tabaarakallaahu yàgg na xam naan du ñàkk mu ni di nga ràññee jàkk ji ndax mbedd mii miin nga ko di dem si sa mbokk yi nga xamante ni si ñoom grand jaxate yii kon du ñàkk xam nga jàkka ji na meloon waaye monsieur le ministre ba ñuy commencé di liggéey jàkka ji dañ ni olof Njaay dañ ne mbay si sa wowu tànk balaa ñuy dem si kenn di waxtaanal moom mbiru jàkka ji ñun jullit yi nga xam ne ñoo dëkk si koñ bi nañu def taxawaay kenn ku si ne wane sa yéene liggéey bu njëkk bi génn ñu koñ bi sa ëpp na 3 millions ñoom ñu fi de kenn ku ne ñii seen ñaar téeméer ñii seen junni kenn ku ne la nga am nga joxe ko ñu yëkkati ko def ko si jàkka ji fa tabaarakallahu ba mel na mu meloon ñu doog a dem si julliti parce que néegu yàlla ñëpp a ko moom jullit bu dëkk Kédougou ak jullit bu dëkk si koñ bi bu julli jotee ñoo bokk yem si néeg bi kenn moomu ko néegu yàlla la fa tabaarakallahu moo tax ñu yaatal ko yaatal boobu moo ñu tette ba indi ñu si yow ba ñu boole ñoot ak suñu mag ju baax ji jaar si grand Touba Sall fa tabaarakallahu mu ñëw fi daal di def liggéey boobu kon ñu xam ni loolu moom mooy ay tànkam grand jaxate wax na ko daa ñëw en tant que jullit ñëw si néegu yàlla ngir di jàppale jullit ya nga xamante ni si ñoo nekk sa gox ba di jaamu si néegu yàlla ba ndax moom mii fi ñëw tey moot imaam bi ñoo si bokk yem rek ndax ñoom ñëpp ay jullit lañu kon loolooy tànk bu njëkk bi kon tànk bu njëkk bi mooy loolu bi si des nag wëllëre dafay am solo sa nit ki bu ngeen xasee xame googu mën naa ayof lool waaye yàlla mën na see dëxëñ
teraanga gu yaatu goo xam ne ngir ëllëg wala ginnaaw ëllëg man nga ni li kii kat foogal nañu suñu xamee barki démb ba du yëg si fii kon xamee mën naa ayof lool waaye incha allahu bu ko dee lu ne mën na see juddoo lu ne mën na see am fa tabarakallah waa Cité Lamy ñëpp ñu ngi nii waa commission bi ñu ngi nii imam bi mag ñi ñu ngi fi woon boobu ba léegi ñoom ba ñu fi leen jullee timis di xaar julli gee di xaar waaye xama mag mu am juróom-ñett fukki at wala jege ko boo xasee julli gee moom nelaw rek lay xalaat toog nañ ci ba 9h 9h demee mu mujj ni leen yéen daal bàyyi leen ñu yewwi leen ngeen dem ku ñu mënta yewwi kay mooy imam moom bis bu kilifa gi ñëwee bu tëddee di leen ko fëgg mu ñëw dalal ko parce que moo ko war a dalal moo tax ñu woo ko mu ñëw incha allah di ñaanal yàlla yal na yàlla ba. mbooloo mi monsieur le ministre rek leen di nuyu ci baatu asalaamualeykum yéen ñëpp nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi imam nee na li jotaay bi gàtt-gàtt jàng nañ ci imam tabarkalla macha allah xam-xam bu xaw a takku nee na bu jotaay bi gënoon a yàgg tuuti rek xam-xam bu gën a bëri dina fi génn kon nee na ñi ngi sant imam bu baax ci lim ñu baaxee xam-xam boobu nee na bi mu ñëwee nag ànd ak délégation nee na ñi ëpp ci délégation bi Thiès gii la ñu dëkk te it 16h 4h ba léegi ñu ngi ànd ñun ñëpp ak ministre te it fi ñu dem yëpp soxlay Thiès ak doomu Thiès rek moo ñu tax a jóg. nee na tey nag bi muy départ Dakar nee na sóoraalewul woon sax ni dina ñëw fii ndax sama turandoo bee di Modou moo defoon programme bi te boolewuñ ko ci woon waaye bi ñu àndee ak tonton Majou Diakhaté mii ci otoom nee na mu fàttali ko ni waroon naa jaar fii na mu leen ko diggee woon nee na looloo tax dugal leen ci programme bi yomb lool waaye ne woon na ko buñ ci xajee rek incha allah mu yegg si fi comme ni mu ko defee nee na looloo waral ngeen yàgg fi fekkoon itam tabarkaale ci suba ba léegi dafa amoon ñeneen ñu doon xaar léegi ñu ni woon nañu xaar ba pare rek daal di mujjee fii tëj fi nee na dëgg la moom moo waxoon te woon ak Majou keroog bi nga xamante ni ñëw na wax ko seen bébét ni ko na fi ñëw xool nee na daf ko promettroon sax ni ko du ñàkk benn bés buy dem Jolof aljuma day jaar fii julli soog a continuer nee na loolu la ko waxoon far yàlla dogal mii mu demee nii mu demee ko nee na fii nag Thiès gii am na lu mu fi xam ndax yoon bii nag yàgg na fee jaar nee na yàgg na fee jaar di dem kër bàjjanam nee kon nag xam na fi dara nee kon lii ñu fi def nee na seen participation la rek nee na mën naa am du ko yeggale nee na mën naa amit balay yegg beneen xéewal ñëw waaye yéene nañu lool am nañu yéene mu doon jumaa ju taaru lool comme yeneen jàkka yi nee kàddu yi sax du ko guddal lool rek moo ci doonoon kàddu yi nee na mi ngi jéggaluwaat bu baax ci guddee gi mu guddee di santaat yàlla bu baax a baax di leen xamal ni tabarkàlla macha allah liggéey bi ak yeneen nee na du ñàkk it benn bés rek mu jaar fii ziyaare waat leen rek comme ni mu ko defee julleeg ndoo ak yéen nee na mi ngi santaat bu baax jërë ngeen jëf. À Thiès, plusieurs quartiers revisités. Et cela vous rappelle bien des souvenirs. Quelles sont un peu les ambitions du ministre Aly Ngouille Ndiaye quand même À Thiès. à Thiès. Aucune ambition particulière. Je suis venu juste rencontrer des parents, des amis et des gens que j'ai, pour une bonne partie que j'ai connus par le passé. Et venir également auprès des populations et m'enquérir de leur situation et voir ce que dans le cadre des actions du gouvernement qu'on peut amener comme solution.
C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à Médina Fall et qui m'a amené également à Grand Thiès, à Somme et à Cité Lamy. Et même à Randoulène. Donc voilà en gros ce qui a fait que j'ai eu une journée assez chargée où j'ai rencontré beaucoup de groupements, beaucoup de notables pour, comme j'ai dit, connaître un peu certaines de leurs préoccupations. Et justement, vous avez décidé également de répondre positivement à ces préoccupations. Oui, à certaines, pas à toutes les préoccupations, mais bon, j'ai pu faire ce que j'ai pu, dans l'immédiat, j'ai fait, ce qu'on peut également programmer dans un court et moyen terme également, on le fera, Inch'Allah. Et justement, vous avez profité de cette occasion pour recadrer un peu le débat sur le parrainage, monsieur le ministre. Oui, c'est vrai, vous savez, le parrainage, depuis que l'idée a été lancée, a suscité beaucoup d'interrogations. Mais je pense qu'aujourd'hui, le parrainage est derrière nous, parce que non seulement la loi constitutionnelle est votée, mais également les modalités d'application qui sont les modifications du code électoral sont également votées et promulguées depuis le 4 juillet 2012. Donc aujourd'hui, c'est dans l'ordonnancement juridique du pays. Nous nous préparons aujourd'hui à son application effective. Je parle de parrainage intégral parce que le parrainage a toujours existé au Sénégal. Donc son application effective pour les prochaines élections présidentielles. Vous n'avez pas encore pris d'arrêté allant dans ce sens, mais certains sur le terrain sont en train de demander des photocopies de pièces d'identité. Oui, nous allons d'ailleurs en profiter pour attirer l'attention des Sénégalais que dans le cadre du parrainage, les Sénégalais ne sont pas obligés de donner leur photocopie de carte d'identité à qui que ce soit. D'ailleurs, je leur aurais suggéré de faire très attention parce que déjà le top départ n'est pas encore donné, parce que le top départ, conformément aux dispositions du code électoral, c'est l'article 117. Je peux renvoyer tout le monde à ce code électoral. C'est d'abord quand on aura fait la caution. Nous avons déjà discuté avec tous les partis et nous avons au plus tard 180 jours avant l'élection, avant le jour de l'élection, nous devons faire cet arrêté. Et dans la modification du code électoral, nous disons que c'est au moment où on fait l'arrêté qu'on définit le formulaire sur lequel doivent s'appuyer tous les futurs candidats pour recueillir les signatures. Donc ce n'est pas un recueil de photocopies de carte d'identité, c'est plutôt un recueil de signatures sur la base certainement d'un état qu'on leur donnera et qui contiendra certaines informations qui sont certainement dans la carte d'identité, carte d'électeur. Donc je voudrais quand même inviter les Sénégalais à être plus vigilants et très certainement dans le courant du mois d'août, nous allons démarrer officiellement le lancement donc de ce programme de ces parrainages pour tous ceux qui veulent être candidats aux élections du 24 février 2019. La marche de l'opposition, qu'est-ce que cela veut dire en matière? Il parle de réussite? Bon, vous savez, ça c'est eux-mêmes qui l'apprécient. Moi j'avais entendu qu'ils voulaient 1 million de marcheurs. On a autorisé en espérant qu'on aura 1 million. Ils n'ont qu'à apprécier pour voir ce qu'ils ont. C'est ça qui les permet d'apprécier si la marche a réussi ou pas. En tout cas, de notre côté, pour ce que nous devions faire, la marche s'est bien passée parce que c'était tout simplement notre objectif, c'était de les encadrer pour qu'ils puissent faire la marche dans cet itinéraire qui était accepté par le préfet et ça s'est bien passé. Merci aussi aspect boobu, monsieur le ministre, rapidement rek parrainage bi li nga waxoon sànq pour Sénégal yi ñu def attention. waaw parrainage bi normalement tàmbalee gut li ñu bëgg a wax rek mooy jàll na tey ci yoonu Sénégal maanaam constitution bi changé nañ ko code électoral bi changé nañ ko ñaari loi yi promulgué nañ leen donc parrainage bi moom maanaam parrainage pour ñëpp moom élection bii di ñëw incha allah dina am parrainage nag yàgg na fay am parrainage tàmbaliwul tey 63 ba léegi ni ñu ngi parrainage 91 ba léegi nii ku indépendant bu ci bëgg a dem ci élection yaa ngi ci parrainage bii pa dañu ne parrainage pour ñëpp na ci ñëpp yem nga nekk parti politique nga nekk coalition nga nekk mouvement nga nekk indépendant donc loolu nag léegi mi ngi ci loi bi maintenant nag kañ lay tàmbali parrainage bi bala moo tàmbali normalement ministre de l'intérieur dafa bind arrêté wax ne ku bëgg a dem ci élection bii ñëw caution bi nangam la loolu loi bi permettre nañu aussi ne bés bu ñuy def caution bi nañ ci profité waale wax ku bëgg a def parrainage nan la këyit bi mel nan la fichier bi mel donc tant que arrêté boobu signé guñ ko
kon kenn mënu ko la wax nañ recueillir ay parrainage donc man bu la neexee nag nga dem sensibiliser say militants waxtaan ak ñoom wax leen ñu téye seen carte d'identité surtout nag gis naa dégg naa parce que boo nekkee ministre de l'intérieur li gars yi def lépp yaa ngi koy dégg gars yi bari na ñoo xam ne ñi ngi woon ci marche ba di wax ne parrainage dafa am waaye ñu ngi ci dëkk bi di wër ay carte d'identité donc loolu lépp aussi gis nañ ko waaye donc ñu wax nit ñi ñu téye ci seen affaire carte d'identité ñu xaar rek ba affaire bi tàmbalee bu tàmbalee kenn ku ci nekk bu ñëwee jox la këyit nga war a joxe say élément dal di signer téye sa carte d'identité te bañ ko jox kenn loolu mooy li leen di jox comme appel donc parrainage moom bu neexee yàlla parrainage pour tous danañ ko démarrer normalement ci mois bii di ñëw. Aly Ngouille Ndiaye laaj bu mujj kenn tey du laajte lan lay wut Thiès am na fi légitimité pour mën a ñëw Thiès mais da ngeen jàpp yéen ba léegi gisugu leen yoon pour gagner Thiès moo tax ngeen song ko yéen. non man songuma Thiès pour ñu gagner ko parce que jàpp naa ne élection yi moom xam nga Sénégal nit ñi ay mag lañ ñi voté kenn mënatu leen a nax boo seetloo léegi kenn nekkatu ci sax maanaam bétail politique boo xam ne bii da nga koy yëkkati fay ko mu daal di ñëw ci meeting dem nit ñi xam na li ñu bëgg donc li ñuy wax rek mooy ne nit ñi bu tànn jotee kenn ku nekk na xëppi sa bët xool tànn fu la neex te gëm naa ne buñ tànnee fu leen neex du ñàkk ne danañ tànn président Macky Sall mais loolu nag seen choix bopp la loolu indiwuma fi li ma fi indi mooy seet samay mbokk samay xarit samay am di jàmm parce que nag Thiès man dama fi am cër parce que d'abord Thiès jàngee naa fi Thiès man takke naa fi soxna donc jàpp naa ne loolu gëm naa ne Thiès waa yu bari defuñ ko donc man def naa ko déjà donc c'est déjà quelque chose qui mu tax ma mën a revendiquer que ne Thiès am naa fi lu bari boo rawatina sama mbokk yi fi nekk jolof fi bari fa day xam ñun ñoo ngi fépp te fépp fu ñu ci dem fu ne fulla lañ fay wone donc loolu aussi bokk na ci tax ma ñëw seet mbokk yi seet xarit seet am di jàmm yi waaye seet surtout population Thiès yi nga xam ne yi dafa bokk ci liñ ma dénk ma war a xam lan mooy seen i jafe-jafe parce que nit di bu la dénkee seen i mbir doo dem ci ñoom doo xam leen métti doo xam leen neex donc doo bàyyi rek ba soxla leen doog dem donc boo fi ñëwee maintenant xam li nga xam ne lii neex na leneen naqane wala soxla nañ ko nga xool liñ ci mën loolu moo ma fi indi tey rek laa fi doog di ñëw de ñëw naa fi buddu benn du ñaar tey benn baal te am na yeneen pas yoo xam ne danaa ko fa defaat bu neex yàlla Thiès comme ci yeneen dëkk yëpp parce que man awma frontière ci Sénégal. yor renseignement yi opposition bi nee na dajale nañu 1 million est-ce que yéen xayma yooyu ngeen am. non yaakaar naa ne waxuñ loolu déggoon naa nag ñu ne bëggoon nañ ko waaye léegi nag da nga leen di laaj ñoom ñaata lan dajale rek ñoom ñu wax ko rek waaye xam naa ne gis naa ne ku gis liñ fa dajale li ci am solo rek mooy wax dëgg yàlla mooy mbir mi jaar na ci yoon maanaam bëggoon nañoo dox ñaxtu yoon permettre na leen ko fii nga xam ne fii mën nañ ko fa defe aussi préfet bi jàpp na ne mën nañ ko def te amul benn problème mu permettre leen diggante 3 heures ba 6 heures nañ ci dox donc dox nañ ci jàmm amul benn problème yaakaar naa ne bu continuer nii rek coow du am lépp mën na jaar yoon ba baa ñuy dem ci élection bi rek bu dee élection yi rek sénégalais atte tout simplement réewum Sénégal élection yàgg na fi am ku yàlla may ndam ñu xam ne may na la ndam jarul contestation parce que léegi weesu na loolu Sénégal. huis clos yi nga def ak yenn responsable réew mi parti réew mi lu mel ni Soxna Aminata Ndiaye. Soxna Aminata Ndiaye xaw ma sax na réew mi la bokk. sama mbokk la dama ko ñëw seet waaw. Merci.